actu du jour lu ciy gën a fës bokk na ci lu am tey ci mbas mi téeméeri doomi aadama ak juróom fukk ak juróom-ñaar ñoo dolleeku ci lim gu ko fi jot am juróom-ñett fukk ak juróom la ñu faj tey ba ñu wër am na ñett ña nga xamante ne nii rek ñàkkaan nañu si seen bakkan. Covid 19 bi daal dina yóbbooti beneen personnalité ci république bi kookee sax neen ñu ca assemblée nationale la jëlee lii di coronavirus bi kan la bu ñuy yaatal rek la ñu leen koy xamal. danañu jubali ca conseil économique social et environnemental addu rek ci mbirum Cheikh Tidiane Mbaye mi nga xamante ne ni Idrissa Seck daf ko dal di fal ci foofee mu jiite waaye nag kii di Cheikh Tidiane Mbaye deful rek lu dul woon gannaaw li nga xamante ne ni moom la ko Idi fal gannaaw ba mu fësalee ab communiqué la mu xamle ca communiqué boobeem yëpp dinañ leen ko jottali. docteur Ahmed Khalifa Niass daal dinay xamle ay mbir si suñu ay président fii si Sénégal moom nag daal dinay xamle rek fu ñuy fale ñi nga xamante ne ni ñoo di ñuy jiite fii si Sénégal njàng meek njàngale mi dañuy si wax addu si mbirum flashka yile nga xamante ne ni mi ngi tàmbalee rek am ampleur si suñu réew mi di Sénégal nga xamante ne nii rek ñu ngi ko royee ci ab série bi ñuy dippee Virginie li ni mel nag tàmbalee rek jur sax ay tolof si côté élèves yi gannaaw ba ñu si yëkkate ay kàddu bi le xibaar danañ leen ko gën a yaatalal. ab vidéo buy circuler bés yi ci réseaux sociaux yi dañuy si du nga xamante ni renversement total situation bi la ñu siy nemmeeku ndaxte rek gannaaw bañ ci farale di gis góor bi la yoon ab jigéen ba nga xamante ne ni policière la ñu nemmeeku rek mu nekk di malmené benn góor danañu leen ko gën a yaatalal. askan ba yeewoo ca commune bu Bamba Thialène jaaxle lool la ñu def si lu xew si diggante tailleur bii di Mame Gor Diop ak xaritam bii di béykat di Alaaji Moussa ñoom ñaax ñoo ñëwee nag nga xamante ne duñu umpante depuis ba ñu nekkee ay tout tànk ñoo fa xeex bu métti lool ba rek bakkan rot sa gannaaw ba kenn ko jiiñee moromam ne rek dafa bëgg ki nga xamante ne ni moo di soxnaam. village bu Sil Escale nekk ci département bu Koumpentoum région bu Tambacounda ci choc la ñu nekk ñoom it gannaaw rek ba ñu fa violé benn élève ba nga xamante ni juróom-ñetti at képp la am doon def classe bu CP. décision yu Youssou Ndour xamle démb doon assurer médiation bi ci diggante autorité yeeg acteuru musique yi daal dinay rek mujjee am gannaaw ba ñu fësalee sax la nga xamante ne ni moo di koppar gu takku gu njiitu réew mi yëkki jagleel ko ñii di acteurs yi koppar gi ci ñaata la toll ci bu ñuy yaatal xibaar yi rek la ñu leen koy xamal danañu wax tamit ci mbirum Dieyna Baldé gannaaw jafe-jafe ya nga xamante ne ni wa ilaa ndog-ndog yu am ci digganteem ak Diop Iseg di waajur bu góoru Abiba Dieyna Baldé dinay xamle rek jamono ji relation wam ak Abiba naka la mel loolee yëpp bu yembee daañu ci toftal rek li nga xamante ne ni moo di tàggat yaram lii moo ciy gën a fës nees tuut rek ñu daal di yaatal. am na ñu bëgg voiture maanaam oto yaakaar naa kenn bañu ko ak Amadou Camara ca Canada oto wala marque oto bi ma bëgg gisuma ko daal dina fiy jeex marque bu dul marque jinne boo demee fekk ko fa moo xam nga bëgg Ford Range Rover Toyota RAV4 Chevrolet ak yeneen oto yu taaru lool te mucc ayib rax si dolli nag si njëg bu xéewalee ba jaaxal ma waaw yow mi ci bëgg da ngay woo Amadou Camara si numéro boobu ngay gis ci bar bi di +1 514 464 525 3 bu la neexee sax woo ko ci WhatsApp commandé oto boo mënti bëgg si njëg bu xéewalee loola Amadou Camara am na ndawam fii si Sénégal yow daal woo ko rek wax ko oto ba nga bëgg lépp lu siy leeral dina la ko si wax yii njëg daal ma gis ci Amadou Camara ca Canada ku amul oto bu taaru lool yow la neex te nag foo gaare ñu xoolaat sa oto daal di lay naw yile oto yu taaru daal fii rek nga ko mën a amee du feneen kon dawal woote ci numéro bi ma la jox def sa commande wala sax bu la neexee nga commandé sa soxna.
mu ngoog nuyu nañ leen di leen dalal jàmm ci xibaar yi comme niñ ko tàmm di defee mbas mi la ñu koy dooree si suñu réew mi di Sénégal bu ñu sukkandikoo ci ministère bu gàccoo wàllum wérgu yaram wi tey ñaari junni ak téeméer ak juróom-benn fukki doomi aadama la ñu testé si ñoom ñooñee téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñaar ya ñoo ca amee coronavirus bi juróom fukk ak ñeent yi dañu leen wàll ñaar yi dañoo jógee biti réew dugg si réew mi lu toll ak téeméer ak benn ya ñooy ay cas communautaire bu weesoo loolu juróom-ñett fukk ak juróom faj nañ leen ba ñu wër ñaar fukk ak juróom-ñaar ñoom sonn nañu ba ñu nga sauvetage si waxtu wa nga xamante ne ni amaat na ñett ñu ñàkkaat seen bakkan ci mbas mile nga xam ne ba mu ñu gànnisee ba jamono ji may waxee ak yéen lu toll ak fukki junne doomi aadama ak juróom-ñett ak ñaar téeméer jot nañ ko fee amee si ñoom ñooñee fukki junne ak juróom-benn ak juróom-ñaar téeméer ak ñeent fukk ak ñaar faj nañ leen si ba ñu wër ñetti téeméer ak juróom-ñett fukk ak benn ñàkk nañu si seen bakkan fi mu ne nii junne ak juróom-ñaar fukk ak juróom-benn doomi aadama ñoo ko fi amee moom coronavirus bi tëdd ci bërëb fajukaay bi ñu leen ci traité. Comme nu ma leen ko waxee woon ci bopp xibaar yi Covid 19 bi daal dina yóbboo ci beneen personnalité ci république bi secrétaire général du ministère de l'économie et des finances di Pierre Ndiaye moo ñàkk bakkanam ci mbas mi ni ki démb ci àllarba gi ñaar fukki fan ak ñett ci weeru décembre bi ñu nekk ca hôpital principal bu Dakar mu nekkoon cadre ca BCEAO. Pierre Ndiaye doonoon lu yàgg patron direction générale de la prévision et des études économiques laata muy nekk direction générale de la planification et des politiques économiques bu ñu sukkandikoo ci xibaar yu bàyyeeko direct news. Pierre Ndiaye ca assemblée nationale la jëlee virus bi si ba ñu doon amal passage en commission au ministère de l'économie et du plan li ni mel nag moo tax sax gouvernement bi annulé ndajeem ak taskatu xabaar yi. ñu teree rassemblement yi ñii di citoyen yi jëwrin bu ñu dënk wàllum wérgu yaram ak action sociale nekk tamit maire bu Yoff di Abdoulaye Diouf Sarr daal dina jalgati arrêté ministère de l'intérieur bi démb ci àllarba gi ñaar fukki fan ak ñett ci weeru décembre. Abdoulaye Diouf Sarr moo jiite woon inauguration autopont wu Yoff bi waaye bizarrement jëwriñ bi ak délégation wam bi respecté wuñu arrêté ministère de l'intérieur bi. Abdoulaye Diouf Sarr, Mansour Faye ministre des infrastructures des transports terrestres du désenclavement ak rek yeneeni autorité ñoo ngi fa woon ak tamit militant yu déplacé wu ngir teewee inauguration autopont wu Yoff boobee. si noonee ñenn ñi ne sax bu ñu fi bëggoon a jëlee lii di coronavirus bi dañuy yemale ñëpp si kanamu loi waaye seen image yu cérémonie boobee ñu doon amal niki démb honoré wul présidence bi rawatina ab république responsable. autopont boobee nag ñu tabax ak rek 2 voies ak rek linéaire 405 mètres dana gën a yombalal waaye itam gën a gaawal dem beek dikk bi si yenn quartier yi si Dakar yu si mel ni Ouest Foire, Nord Foire, Yoff, VDN ak aéroport. Police daal dinay avertir askan wi ci feetu fin d'année bi ñoom nag nee nañ ministère de l'intérieur wax na lu leer nañ ci rassemblement ya nga xamante ne ni dañu ko tere ak takku masque yi ñuy digle ci yenn bërëb yi ba tax na nee nañu police dina ci veiller te dina defit ay investigation ngir xool ba xam ndax bërëb ya ñuy fréquenter ñoo ngi fay respecter takku masque yi ak mesures ya nga xamante ne ni yëpp le ministre de l'intérieur bi jël ngir xeex fi lii di mbas mi. ma dem ca conseil économique social et environnemental ñu fal ko fa conseiller spécial Cheikh Tidiane Mbaye daal dinay jéggal Idi ci offre boobee moom nag ancien directeur général Sénélec bi ab communiqué la fësal di ci xamle ni ci demande njiitu réew mi nangu woon appuyer bénévolement ak amicalement lii di 16 ci recrutement wu ay futures compétences am ba loolu weesoo Cheikh Tidiane Mbaye ne ngir ay raisons personnelles nag dafa décider woon gannaaw offre Idi bi waaye nee na mi ngi jaajëfal bu baax a baax président Idrissa Seck ngir kóolute bi ci fàttali ci ab note conseil économique social et environnemental annoncé woon na fallu ba Cheikh Tidiane Mbaye ak yeneen ñaari personnalité. ci ba muy amal conseil des ministres àllarba njiitu réew mi Macky Sall daal dinay insister ci solob régulation systématique site d'information yi mu ne rek bu ñu ci jëlul ay matukaay dina yàq yenn image yi ci noonu njiitu réew mi demandé ministre de la culture et de la communication ngir mu ànd ak CNRA yokk sensibilisation acteurs presse en ligne yi ngir ñu préserver suñuy ay valeurs culturelles waaye itam veiller ci traitement professionnel de l'information comme disposition yu code de la presse yi.
ñu xamle bés yi ne Serigne Abdoul Mbacké dafa xamle woon ni Macky Sall danger la ci Sénégal waaye nag Serigne Daaru Muxti bi daal dinay àdduwaat di préciser ni mësula wax yooyu les kàddu te rek daa bëgg ñëpp comprendre ko ni mel ba loolu weesoo Serigne Ousmane Sonko bi nag daal dinay assumer ak force ay prise de position politique ma ba tey rek ngeen di taataan xibaar yi ci Dakar Buzz. Ahmed Khalifa Niass daal dinay xamle ay mbir ca émission Faram Facce ba ñu ko dalaloon. Ahmed nag nee na France mooy fal suñu ay njiitu réew gannaaw ba mu xamle ni amul kenn ka nga xamante ne ni mës ngaa falu Sénégal te du premier signal ndax dañu lay woo ca France jox la légion d'honneur takkal la ko ñaari tubaab yi ñëw ànd ak yow puus la ba nga yegg rek ci élimaan gi ci noonu Ahmed ne mi ngi mel ni rek jàkka yi nga xamante ni dëkk yi ñooy tànn ka leen neex def ko éliman laata muy xamle ni mu demee ci jàkka yi la amee tamit ci rek li nga xamante ne ni moo di politique gi. ba loolu weesoo Ahmed Khalifa Niass dellu di xamle ni éliman yi Sénégal ci politique yi mësuñu ko désigner fii France rek la ñu koy désigner ba ci sax Abdoulaye Wade. ba tey rek ci mbirum Ahmed Khalifa Niass ak lu mu xamle bi la yoon ci inaccessibilité njiitu réew mi Macky Sall. Ahmed nag ca télévision Futur Média ba tey la xamle ni ci cabinet Macky Sall ci boppam daanaka ñëpp dañuy naan Macky nee na te Macky yëgul tinul. ba loolu weesoo la Ahmed xamle rek ni am na ñuy fay ay millions ngir rek gis ki nga xamante ne ni moo di njiitu réew mi Macky Sall te am na sax nee na ñi nga xamante ne ni fay nañu ay millions te gisuñu ko laata Ahmed di naan kër Macky googee la ca ëpp seen bopp la ñuy liggéeyal di utiliser turu ba njiitu réew mi. ma addu ci njàng meek njàngale mi ak tendance bu école yi jël di mbirum flashcard bi nga xamante ne ni mi ngi tàmbalee di am ampleur ci suñu réew mi gannaaw ba ñu koy royee ci benn série bu bees bu ñuy wax Virginie. flashcard nag du lenn lu dul jël ay xibaar yu ñaaw lool ci sa camarade de classe wa ila benn élève daal di koy fësal ci réseaux sociaux yi gannaaw ba ñu ubbee compte Instagram ba nga xamante ne ni anonyme la xamuy rek ña nekk ca ginnaaw xibaar yooyee ñuy publier sax ci élèves yi yenn saay camarade de classe yi ñoo koy joxe wala benn élève ba nga xamante ne nii rek da ngeen am ay problème maanaam ay jafe-jafe li ni mel nag defuñ ko lu dul rek ngir dénigrer corps professoral bi élèves yi ak administration yi. jot nañu xibaar sax ni ca Thiès am na benn élève bu ñu dàkk définitivement école ba mu doon jàngee ngir benn vidéo bu mu publier ci professeur am. nee nañ tamit am na booy bu ci police jël ci école am. Dakar Buzz nag wàcc na ci terrain bi waxtaan seeg ñenn ci élèves yi ñu xamle ci ne rek flashcard bi nekk na loo xam ne rafetul te mi ngi yàq deru élèves yi ndax ciblé benn ndongo waxal ko loo xamante ne ni defu ci dara ñu koy xoolee yenn bët yi ci école am ak këram mën na leen a jural ay conséquences yu négatives rawatina ci seen njàng surtout bu nekkee élève bu timide. élèves yooyu nag addu ci Dakar Buzz xamle nañ sax ni jot nañoo def li ni mel ñetti jigéen ci seen classe. ba tey rek ci mbirum flashcard yi lee Fantou Diop di élève ci classe bu seconde boppam jaxasoo na fi mu ne nii xale bu jigéen boobee ay atam tollu ci fukk ak juróom-benn nee na daa am rumeur bu ñaaw buy circuler ci moom ci compte am. faute bi nag du kenn ku dul flashcard di ab compte anonyme ci Instagram di phénomène bu bees bu établissement scolaire yu bëri jël jamono ji. moom nag nee na da doon connecté ci réseaux sociaux yi jot ay bataaxal yu bëri bàyyeekoo ci ay xaritam ñu ko ci xamal ni dañoo posté photom ci page boobee ba mu vérifié la ko dal di gis nag nee na ñu waxal ko ci ne day bëgganteek seen professeur français bi nga xam ne ni moroomu waajuram bu góor la di xibaar ba nga xamante ne ni nee na dara amu ca mu xamle ko moom Fanta laata muy naan ci ëllëg sa ñëpp di koy waxtaanee ñenn ñi di koy xoolee yenn bët yi. phénomène flashcard bi leen nag ministère bu yor wàllum njàng meek njàngale mi jël na ko au sérieux gannaaw ba ñu ci fas yéene jël seeni ay matukaay nee nañu sax ay agent ñoo ngi ci liggéey bés yi ngir xam identité ñuy def li ni mel teg rek ci ñoom ay daan. ñaari jàngalekatu groupe scolaire Ndiare bu Wakam la gendarmerie bu Wakam déféré ca procureur de la République laata ñuy bénéficier au double retour de parquet ci waxtu bu ñuy xool ban àttekat la ñuy jox seen dossier boobee. bu ñu sukkandikoo ci journal bi di Vox Populi ñaari professeur yooyu dañu leen tuumal ne dañoo violé benn élève bu am fukki at ak juróom-ñaar. mbir mi nag mi ngi éclaté ba xale bu jigéen boobee won ne lot famille am sax copain wam lañu ci
joxoñoon baaraamu tuuma waaye xale bu góor bi défendre na boppam xamal leen ni rek du bàyyi doom joojee ñu ko bëgg a jiiñ. leneen si ab vidéo buy circulé ci réseaux sociaux yi la ñu gis renversement total situation bi ab soxna sa nga xamante ne ni policière la mu dal di si téye rek benn waay di koy malmené ci boobulee vidéo di koy fëgg ay arrêt tey naan dafa réew. bu ñu sukkandikoo nag ci xibaar yi waa ji ab chauffeur la moom moomee da doon bañ a def lu ko daam policière boobee doon sant waaye fa mu dal baaxul ndax dina ko rëcc ba faw te du ko gaaw a fàtte moom moomee sax mi ngi doon jéem a xeex ak soxna si waaye mënul yëngu rek fa ko soxna si téye. leneen askan ba yeewoo ca commune bu Bamba Thialène mënuñoo comprendre ba tey lu xew ci diggante tailleur bi di Mame Gor Diop am ñaari soxna ak béykat bi di Alaaji Moussa mu tàggoo ak soxnam ay atam toll si ñeent fukk ñoom ñaar ñooñu nekk déggoo lool depuis ba ñu nekkee ay tout tànk dañoo xeex bu métti lool ba bakkan rot sa tailleur bi Mame Gor Diop nag daa mettre en garde xaritam boobee di Alaaji Moussa Gueye gannaaw ba mu ko xamalee ni soxnaam da koo ni rek moom moomee di Alaaji Moussa daf ko tëg bët te saa su ne daf koy topp si noonu béykat ba merca ñu weccante sa ay kàddu yu ñagas lool laata ñuy songoo xeex béykat bi fëgg ñetti yoon yett tailleur bi ñu daal di leen di atte ñu ñibbi seen kër ñu yaakaar ne mbir ya jeex na waaye tailleur ba demoon wax li ni mel maire wu seen commune ba daa piégé xaritam bii di Alaaji Moussa Gueye daal di koy bojj ay ciseaux ci xol ba mu ñàkk bakkanam ba mu defee nag crime bi ba noppi tailleur bi dem na yëgal ko maire bi laata gendarme ya nekkee ca brigade bu Koumpentoum di koy teg loxo placé ko en garde à vue. village bu Silescale nekk ci département bu Koumpentoum région bu Tambacounda ci choc la nekk bu ñu sukkandikoo ci journal bi di observateur ak di élève ci classe bu CP ay atam toll ci juróom-ñett la ñu violé moom sax ba ñu ko yóbboo hôpital dañu ko admettre aux soins intensifs ndax hémorragie ba mu am nga xamante ne ni déchirure vaginale bee ko sabab ka ko violé nag daal dinañu koy teg loxo ba defeere ko démb ci àllarba gi parquet gannaaw ba mbir yi xewee ñaar fukki fan ak benn ci weeru décembre bi ñu nekk bés boobee nag ka ko violé di dee ndaw ay atam toll ci fukk ak juróom-ñeent daa xaar rek ba waa village bi dem luuma mu woo xale bi ne ko ngir mu baleel ko néegam bi ba xale bi ñëwee nag ci biir néeg bi moom moomee xale bu góor bi am juróom fukki at ak juróom-ñeent maanaam 19 ans deful lu dul dóor ko yett ne ko rek mu tëdd ci lal bi mu tiit nag moom xale bi dal di def la mu ko sant ci noonu nag la ko dal di sàkkoo. people décision yu Youssou Ndour xamle démb doon assurer médiation bi ci diggante autorité yeeg acteur musique yi daal dinay mujjee am bu ñu sukkandikoo ci IGFM njiitu réew mi Macky Sall 2 milliards 500 millions ci suñuy koppar la dal di rek génnee ngir acteur culturel yi rax ci dolli prévoir nañu sax tey ji ci suba si ab ndaje ci diggante jëwrin bu ñu dënk wàllum culture ak rek ñii di acteurs yi. ma wax ci mbirum Dieyna Baldé gannaaw problème bu am ci digganteem ak Diop Iseg di waajur bu góoru Abiba Dieyna daal dinay xamle rek relation am ak kii di moromam boobee di Abiba jamono ji gannaaw ba ñu melee woon ñoom ñaar comme ci rek soow Dieyna nag nee na jamono ji moom ak Abiba dégganteetuñ waaye la mu teg ci loxo taskatu xabaar yi moo di rek du dara ci temps bi la laata muy naan ci waxtu wi jotee rek moom ak Abiba dinañu mel nañu melaatoon ndax moom day wëy te Abiba it dafay wëy mu xamle ko moom Dieyna Baldé procès Dame Amar beeg ay ñoñam fukki fan ak ñett ci weeru janvier atum 2021 la ñu koy mujjee amal gannaaw ba ñu dakkaate dossier bi ci sàkkuteefu avocat wu partie civile bi di maître Seydou Diagne ay avocat wu Dame Amar ki ñoñam nag dañu doon sàkkuwaat sax bay ndëgëneku ngir seen client yi ci waxtu bu ñuy xaarandi lii di procès bi waaye tribunal da leen ko gàntalaat. ci ab vidéo Ngaaka Blindé daal dinay xam le ni ba mu nekkee ci feebaram bi nekk ci kaso gi demoon na ba ay période ya nga xamante ne ni gisul woon lu dul dee ndaxte rek xamatul woon lenn lu xew këram ci ay njabootam ci yaayam ak i ay mbokkam ndax tolloon na fa nga xamante ne ni amatuloon yaakaar lu ñeel nag ñaari opération wam yu réussirul fii ci Sénégal Ngaaka nee na rek sàggante ko waral laata muy xamle sax ni demoon na ba bëgg na leen porter plainte ña defoon yooyu li opération
opération ndaxte nee na cicatrice bu opération bi jël césarienne sax jëlu ko rax si dolli ba ñu defee opération bi ba pare ba génnee lii di analyse yi la ñuy doog a xam ne nekkul woon feebar bu graaw ba nga xamante ne ni jar na opération ndaxte rek feebar ba nga xamante ne lii dañu ko waroon a traité la mu xamle ko moom Ngaaka Blindé. Tàggat yaram match Paris Saint-Germain Strasbourg laa koy doore ak Gana Gueye mu inscrire biwu soirée démb bi ci waxtaan ba mu sekk ak nag waa Canal Plus gannaaw seen ndam li ñeenti bal ci dara. Gana Gueye daal dinay xamle ni dañoo kontaan ndax am nañu ñeenti but te lu ñu bëggoon di jeexal at mi ak ay ndam def nañu ko ak seen 4 but ya nga xamante ne ni am nañ ko ndiki démb ba tax na Gana Gueye ne fi mu ne nii dañoo war a nag noppalu bu baax a baax ngir mën a ñëwaat en forme. ma àddu ci mbirum joueur bu beesu tàñeeru gaynde yi di rek Franck Kanouté moom moomee daal dinañu koy teg loxo ca Belgique week-end bële ñu génn gannaaw ba mu doon amalee anniversaire am def ko soirée ñaar fukki doomi àddama ak ñaar nekkoon fa ci jamonoy mbas mile ci guddi googee sax mu doon amal fête bi lañu ko daal di tegee loxo alamaan que 2,6 millions ci suñuy koppar ndaxte nee nañu rek moom moomee di Franck Kanouté dafa jalgati ay normes ak ay mesures sanitaires ya nga xamante ne ni moom la Belgique tëral ngir xeex lii di coronavirus bi. lamb laa koy tëjee ak roi des arènes Modou Xarañ Lo ak rek xibaar bu nakkari bu tabbi ci moom mu ñàkk waajur bu góoram bu yàggul dara Modou Lo daal dinay ñàkk élément bu am solo ci staffam coacham di professionnel boxe ñu naan ko Laye Sarr moo génn àdduna coach Laye moomee sax moo tax tey Modou Lo professionnalisé ba noppi perfectionné boxam nga xamante ne ni bokk na ci technique am bu baax bi ak force de frappe am jamono jile équipe Dakar Buzz yëpp nag ñoo ngi koy jaal moom Modou Lo coach am boobee di Laye Sarr te koy ñaanal rek fa mu jëm gënal ko fa mu jógee.